Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, ngeen baal ma parce que y a des patriotes yu may interpeller par rapport ak parce que gis nga instant bi nii ku nekk dafa am lu mu bëgg a def ku nekk mi ngi demandé lan laa war a def ndaysaan man ñi ma gën a yërëm c'est vrai que y a des gens qui sont sur le terrain mais ñi ma gën a yërëm mooy ñi nekk diaspora bi bëgg a def ndaysaan te mënuñu def et c'est difficile. Donc dama bëgg a commencer par lancer un appel. Je pense que mun naa ko def sur diaspora bi yépp dafa am lu ñu def bu yàggul mu tudd Nemmeeku Tour. Voilà, dafa am lu ñu def bu yàggul mu tudd Nemmeeku Tour ñu dajale woon xaalis pour que le président dem seeti ñëpp. Je pense que Nemmeeku Tour bi li ñu ci bëggoon à 90% wala 99% am nañ ko. Léegi dama bëggoon ñun diaspora bi ñu wàccal lu bëri parti bi. ñi ko mën a posté nañ ko posté ñi ko mën a bind ko ñi ko mën a vidéo ko xaalisu Nemmeeku Tour bi ñun nañu jël responsabilité ñun diaspora bi ñu wax parti bi mu utiliser ko pour dimbale patriote yi pour dalal xelu patriote yi pour jàppale ñi nga xamante ne nii Macky Sall dafa teg coone seeni njaboot donc xaalisu Nemmeeku Tour boobu noonu parti bi xoolal ñun militants yi je crois que je peux me permettre de parler au nom de tous les militants et sympathisants xaalis bi lu ngeen ci mën def leen ko dinañ cotiser le triple bu ñu génnee ci lii dinañ cotiser 10 fois 80 fois 1 million de fois xoolal lu ko gën a bëri seen xol yi di dagg donc lu ngeen mën ci xaalis boobu ak benn xaalis muy mënti nekk utiliser loon ko loolu mooy la première chose donc parti bi soyez à l'aise man je pense que je peux me permettre ma wax seen tour gars yi yaa ngi dégg yéen ñi nekk ci diaspora bi ak tous les sénégalais yi nga xamante yéen a ngi Sénégal ngeen cotiser xaalisu Nemmeeku Tour bi parti bi bu ñu hésité dinañu defaat beneen Nemmeeku Tour bu gën a métti dépenser leen lépp lu ngeen mën def leen ko ci voilà yaa ngi dégg loolu man moom laa bëggoon a ubbee quoi donc xaalisu Nemmeeku Tour bi yéen responsable bu dee yéen a may dégg n'hésitez pas xoolal utiliser leen lépp dimbale leen yi nekk ci prison yi dimbale leen seen njaboot yi génne leen lépp ngeen def ko waaw et à partir de ce moment là aussi may ñaan patriote yi mënuñu def Nemmeeku Tour fii ñu toll nii tembe mais patriote bu ci nekk am na zone boo jógee Sénégal laay bii li may wax ni yéen waa diaspora bi yéen a ko moom patriote bi ci ne waxuma ko mënul wàcc na la faut mu clair mais patriote bu ne ci nekk ci diaspora bi am na gox boo jógee wala am nga ay mbokk patriote yoo xamantel wala am na ñoo xam yaa ngi waxtaanuñ wala xam nga patriote boo am jarul jaar ci parti jarul jaar fenn boo amee sa 20 euros yónnee ko bu ñu xam sax ci mbiru parti bi la mu nekk Jurbel ak mu nekk Guinguinéo fu muy mënti nekk bépp patriote boo xam mun nga ko yónnee xaalis boo am mën na njëral ko parce que moomuñu suñu xaalis ñoo ko moom lu ñu neex lañ ciy def yaa ngi dégg voilà il faut que patriotes yi aussi ñu mën a nekk à l'aise yor ay moyens yaa ngi dégg parce que le président Ousmane Sonko li mu leen wax dafa leer yow Macky Sall boo mën a jël si di nga takk yaa ngi dégg di nga takk te loolu moom mooy seen coono moom mooy seen jafe-jafe mercredi la ñuy joxe convocation bi ils vont essayer ñu joxe convocation bi président nee na da koy bañ. communiqué gul nag dina communiqué bugguma ko jiitu ci wax mais d'après li mu wax dafa ne woon day bañ dinañ ko envoyer peut-être mandat d'amener pour def ko jeudi wala vendredi ils ont bien fait le timing pour jël ko yóbbu ko l'objectif mooy Ousmane du dem wala buy dem du yomb du neex ci ñoom te lenn xam naa ko mooy Ousmane du joxe boppam bu bañee du joxe boppam. Pas toucher le pro non am na ko ne toucher le pro déedéet ñi mën a dem chez le pro non restez dans vos quartiers foutez le bordel dans vos quartiers y a pas besoin d'aller chez le pro foutez le bordel un peu partout brûlez tout ce qui est brûlable bu dee mën naa ko waxee noonu tous lépp lu ngeen mën na yàq xoolal defee leen ko noonu c'est-à-dire ñun loolu moom mooy gis nga loolu moom mooy suñu objectif pro bi du dem loolu mooy le mot d'ordre du wuy ji lu ma bëgguñu ko lu mu bëgg nañ ko moom la ñuy déglu bu dee du dem te bu leen déglu kenn ñu leen di gëmloo ko ne
bu demul état dafa am doole da koy nangu ji da ngay nangu ji nañu dem këram ñun ñu dem feneen bu fekkente ne nag ñoom mun nañu cadre Sénégal yépp nañu ko jéem loolu la ñuy def di jéem a tiitalaate nii bëri wuñu te gis nga mbër yi ñuy coow nii amul benn mbër buy pare joxe bakkanam ci Macky Sall man benn mbër bu ma jàppee mun na ma lem mu xoñ ma dóor ma ba ma toog man mën na ma ko def mais mbër mënul xeex ak ay xeer fii du xeexu xeer mbër mënul xeex ak ay armes yoo xam gisuloo ko amul benn mbër buy jël risque boobu pour Macky Sall amul benn mbër bu koy jël te ngeen xam benn affaire mbër yi ñooy recruter fii mbër yi xam nañ lu ñu sekk ak waa diaspora bi man li may wax ni gis nga waa diaspora bi il faut que ngeen xam ne da ngeen am benn combat bu déterminant vous n'êtes pas là-bas mais stratégie bi yëpp ci yéen la lépp ci yéen la man jàpp naa ne li ëpp ci xeex bi diaspora bi moo ko mën a organiser def ko waaw bu leen woo nit ñi ñu dem kër pro li mu war a def dina ko organiser Ousmane Sonko li mu war a def këram ak ñi mu ko war a defal dina ko organiser ku ci nekk li nga war a def sa quartier ca gox fa nga dëkk organiser ko foofu mooy lay gën a yombee parce que di ngeen mën a wax baat ak baat gémmeñ ak nopp kenn du leen enregistré kenn du leen rax ngeen organiser seeni combat seeni quartier ngeen dëkk fa ak ay nit bu kenn am jàmm waaw ñi ko mën a def guddi nañ ko def guddi yaa ngi dégg wut leen seeni affaire seeni moosu takk leen seen kanam yi takk ci guerre ngeen jëm takk leen seen lépp te wallahi gars yi amuñu armée wala police wala kii bu ko mën a téye déjà Macky Sall ab dina am problème pour gérer sa police là parce que yi mu bëgg a def nii parce que y a des patriotes ci biir police bi ak fu ne bés bu affaire bi tàngee parce que lenn rek la benn 10 minutes la rek gis nga rapport de force benn 10 minutes la benn déclic la bu affaire bi nee tëll benn 10 minutes la boo xamante ne nii rek bu ñu jógandooyee du sori bu rapport de force bi di inversé wu rek jeex na bu ñu réussir jóg rapport de force bi inversé wu rek xoolal jeex na nga gis ñu reculer bàyyi ko dañ ko bëggoon woo déglu ko non mais ñu reculer donc foofu rek lañ ñuy woo donc lépp lu waaye doon programmé pour 2024 def ko mercredi restons concentrés bu fi kenn nag dem joxe ji boppam di mardi wala beneen jour wala dem créer leneen nañu toog suñu kër yi di leen seetaan comme niñ doon def pro dina organiser këram protégez-vous entre vous créer leen ay bouclier entre yéen bu fekkente ne vraiment ñun patriotes yi gëm nañ suñu liggéey organiser nañ ay cellules yi nañu organiser wu seen biir jarul di woote ay réunion gars yi dina xamante ngeen seen biir yee nekk ci koñ yi cellule bu nekk Sénégal bu ne am na ñaar ñetti nit ñeent juróomi patriotes yu dee yoo xam ñoo xaru pour ñu teg ko waxtaan leen nopp ak nopp te ku ci nekk sa koñ xam nga fi nga war a laal mu métti ku ci nekk sa koñ xam nga fi nga war a laal mu métti xam nga fi nga war a dem mu métti waaw romb fenn foo war a kii sax dóor benn brique sax mu tas c'est-à-dire terreur créé leen rek na yàqu rek na yàqu amul policier yu mën a dugg ci biir koñ yépp na yàqu c'est-à-dire créé leen terreur créé leen de l'instabilité à partir du moment où ils veulent prendre le président Ousmane Sonko créé leen le chaos dugg leen seen biir koñ yi ñi mën a génn dem ci tali yi sax nañ génn dem ci tali yi mais bu mënul nekk bu dee police ñu leen di xaar foofu noonu dugg leen ci biir koñ yi li ngeen di def leen ko ci biir koñ yi sénégalais nag nañ ñu baal waaw bu fi benn nag kilifa génn naan xale yi bu ñu toj bu ñu kii ñu ngi seetaan Macky Sall muy def li muy def bu leen bàyyi dara foutez la merde partout waaw il faut déconstruire pour reconstruire ce pays là parce que foofu noonu la ñu toll donc yéen diaspora bi fii ku diaspora bu ci ne xam ngeen boy yi xam ngeen patriotes yi xam ngeen grand yi xam ngeen seen copains yi kenn mënu fi tere kenn mu jël 20 euros yónnee ko ku ko neex Sénégal man su ma neexee suba ma xëy yónnee ku ma neex 20 euros 50 euros 100 euros 200 euros kenn mënu ci tus gars yi nekk sur place dinañ xam naka lañ koy gérer parti bi nag affaire u nemmeeku tur boobu ñu fi defoon luñ ci mën a dajale nañ ko mettre à disposition de ñi fa nekk ñépp waaw ñi ñu jàpp seen njaboot yi nañu leen dem aider leen nañ ci def liñ ci war a def yépp danañ ko cotiser ñun dinañ ko cotiser waat dinañ ko organiser waat cotiser waat ko bu ñu génnee ci lii et on va cotiser plus et on sera beaucoup plus nombreux xam ngeen les points stratégiques diggante Pikine Yëmbal
Malika Thiaroye Diamaguène laal Pikine nga dugg Tëngéej patriote bu nekk cellule bu nekk na des ci quartier amuñu effectif bu ko gérer jarul dem kër pro foofu ngeen leen di tontoo parce que nag ñi koy def nii xam nañ fi ñu dëkk te ay ragal lañ te amul lu leen mën a protéger dañuy sóob maintenant le combat à Dakar va être très stratégique man je pense que jóge ci yeneen dëkk yi di ñëw Dakar sax les patriotes qui sont à Dakar rek ak sénégalais yi nga xam c'est même pas des patriotes ils sont épris de justice bu ñu génnee rek Dakar mën nañ ko gérer ñi nekk Mbour jarul jël oto di dem Mbour gérer leen ko Mbour ñi nekk Touba génn leen Touba ngeen dem Mbacké nee nañu mercredi à 11h la ñu ko convoqué tant mieux 9h 8h xëy leen rekki toog di xaar jàpp na nag xeex bi xolal may nañ leen journée bi yépp ba ci biir guddi gi bu leen dara tiital indi ay oto yu ñuul ak yu vert ak def seeni affaire rek yooyu yépp voilà yooyu yépp gars yi yépp bu ñu génnee loolu mënu koo téye waaw et puis n'hésitez pas ñoom bu ñu nekk ci jàmm xam ngeen seen kër yi yaa ngi dégg xam ngeen fi ñu dëkk xam ngeen fi ñuy fréquenté waaw bu kenn nag dem suba bu joxe boppam fii ak mercredi toog leen rek di leen seetaan nañu dégg le pro xëy na dina génn wax forcément dinañ def benn déclaration mais bu ñu tënkoo ci la ma waxoon mooy demul ba affaire bi jaarul ci yoon affaire bi jaarul yoon ça veut dire que du dem am na ñu ne 11h am na ñu ne 9h man information bi ma jot 11h la ma wax mais que muy 11h muy 9h mercredi la donc gars yi nañu yeewu fajar toog di xaar waaw bu ngeen mënee sax nii guddi nii journée suba bi mardi bi ngeen préparer terrain bi def dem li ngeen def man li may wax xam naa ko koñ yi am na lu ngeen fa mën a def jarul tëb benn affaire boo mën a yàq dem naan yaa ngi dem Dakar wala feneen ñi nekk Dakar ñi nekk ci koñ yooyu nañu gérer foofu noonu ñun ñoo dëkk ci koñ yi ak ñoom xam nañ koñ yi te ñu bañ a tayle benn patriote génn buy am na nit ñi génnandoo kuy def nag na def ay affaires yu individuelles c'est-à-dire tasaaroo leen ngeen def li ngeen di def bu affaire bi dee jëppet na ñëpp ñëw nag ñuy door a daje nag fuul boobu nag ci nga koy door a amee en fait leen la ci nekk mooy cooli li muy am yépp am na ñoo xam jógaguñu muy les étudiants UGB organisez-vous gis nga Dame Mbodj bi gars yi paralysé système bi dañu ko bàyyi ça veut dire que gars yi dofuñu jine jàpp leen parce que xam nañ ne bu si enseignants yi duggee rek dina graaw mais je pense que étudiants yi ils n'ont pas besoin ñu woo leen pour ñu dugg si parce que c'est un combat pour la justice donte syndicats yi sax ñoom seen bopp dañ ci waroon dugg si mais croyez-moi balaa ñoo yegg mercredi yàlla dina wane ay signes yàlla dina def lu tax Sénégal yépp ñi ñëwagul sax dinañ ñu fekk si leneen ci nekk mooy buñ ñu nax ak seen presse bi il est juste convoqué di ngeen leen gis ñu génn di wax il est juste convoqué di damm suñu moral y a rien jarul génn jarul taal Ousmane Sonko patriote yi yéen ay woote lii waru leen def lii bu leen dégloo kenn li ñuy wax noonu Ousmane Sonko moo leen ko gën a comprendre ñoom Ousmane Sonko moo leen gën a bëgg Sénégal ndax moo sacrifié wu ngir Sénégal donc Ousmane Sonko bu demee ba toll foo xamante daf ñu ne génn leen moom xam na lu tax mu wax ko dama ne ñi toog ci télé yi ak rajo yi naan ñu non bu leen kii di jaay patriotisme naan Sénégal ñoo ko bokk Ousmane Sonko mi dem ba sacrifié boppam ñëw taxaw pour dëggal ko moo leen gën a bëgg réew mi moo leen gën a xam li ne ci réew mi donc Ousmane Sonko bu tollee foo xam daf ñu ne génn leen def kon war nañ xam ne moment bi moo toll foofu te sax moment bii nii ku mën a def benn action individuelle boo xam mën nga ko dóor taf génn c'est-à-dire xeexu bukki la
taf génn policiers yi nekkuñ fépp ku ci nekk foo wet mën fa def dara neel taf génn. gars yi signalé leen ma kaña yi waaye. jarul suba ay marche ak ay dem ak ay bañ ak ay ànd ak ay woote téléphone ay message ak lu ne jaru ko. yaa ngi dégg saa am na benn mbóot bu may wër de mi ngi may rëcc rek mais grawul quoi yooyu yëpp jaru ko. dama ne cellules yi xoolal liggéey leen seen biir waxtaan leen seen biir teg leen ay stratégie ci périmètre bi ngeen dëkk. cellules yi gën a jegante waxtaan leen seen biir. il est plus facile ki nekk cellule tel quartier jege tel quartier mu dox tànkam jarul sa muy jël oto day dox ba tànkam dem gis ne muy waxal ñu waxtaan seen biir ne lii lañuy def. ñoom xam nañ seen koñ xam nañ seen entourage xam nañ la fa nekk jarul ñuy xaar waa Pastef ne leen stratégie telle stratégie telle ñoom xam nañ naka la ñuy gérer seeni quartier yeeg seeni koñ yi. yaa ngi dégg ñu defee ko foofu jarul dem kër pro jarul jël taxi jarul di woote téléphone jarul dem di jël ay pancarte di dem léegi buñ nangoote ñu jël kenn on dañu soxlawante ñun suñu biir nañu organiser wu suñu quartier yi toog di xaar. yaa ngi dégg ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaaw bi ci quartier yi la ñu jógee te yàlla suturaal ñu ci bëri ci ñun mënuñu fa dem mënuñu sànni xeer mais mun nañu sànni xaalis mun nañu sànni ay moyens mun nañu organiser mun nañu yëkkati ay nit. am na ñenn ñi sax mën nañ fay ay mbër comme ñoom ni ñuy fayee mbër parce que nag mbër yi bu ñu amee combat fii ñun ñoo leen di jàppale. te nag mbër yi loo ci mën di dégg am na ay mbër yoo xam c'est des patriotes. am na mbër yoo xama bu coow li génne ils vont sortir se battre te li tax xeexee ci quartier yi baax mooy yéen ci quartier yi cellules yi yéen ci quartier yi patriotes yi copains yi xamante ngeen seen biir ku leen rax xàmmee ngeen ko ngeen defal ko bagage. Dakar def fa dara c'est très facile Dakar dafa xat Sénégal ci boppam dafa xat def fa dara loolu c'est très facile waaw boo nee tëll fii ñoom ñu ngay lijjanti lu ñu fayee fii ngeen rocceeku ne tëll fële. C'est-à-dire benn 10 minutes la rek gars yi vous créez ce rapport de force là et c'est fait. Organisez-vous dans les quartiers def leen ay pointage ay nu ngeen di defee ay signes bu police di ñëw c'est-à-dire yooyu yéen a koy organiser wax ak wax comme bi ñuy am temps yi nekk ci koñ bi am match quartier ni ñu doon waxtaanee ñun suñu biir. foofu lañ leen di yóbbu parce que ñoom dañu am moyen ñun nañu dem utiliser les moyens traditionnels yi nga xam ñun xamuñu police mais ñun noonu lañ doon def. xaaral ma boroke doomu xaj bi Mansour Ndiaye nekk fii ngeen baal ma gars yi ci kàddu yi c'est que gars yi dañ lay pousser yenn saa yi foog nga saaga leen. xam nga Mansour Ndiaye yow balaa ngaa dem dama lay doomu xaj bi nga doon xaaral ma génnee la parce que yéen. souvent da ngeen di pousser nit ñi ñoo saaga quoi gars yi maa ngi jéggalu mais dafa am ñoo xam ay doomu kuti lañ quoi ils n'ont rien compris vous avez créé beaucoup de haine sur suñu biir man haine bi ne ci man moo nekk ci ñu bari haine boobu nag gars yi ngeen di utiliser pour delloo leen ko mais il faut que vous soyez solidaires pour une fois. Il faut que vous soyez solidaires en sachant que ne ci quartier ci koñ y a des man je connais beaucoup de gens yoo xamante ni dañ ma doon sax clash seen waa ji nii yéen nangam sangam yaa ngi dégg mais tu sens benn adhésion bu yéeme laa lay wax nii pour dire que les Sénégalais sont avec nous et ils sont prêts à se battre man je connais des gens yoo xamante ni ils sont pas de Pastef mais dañ lay woone la booy seen xawlal coow jibul gis nga gars yi bu laalee kii bi ñu dal ci kawam c'est pas duñu sax politique. mais c'est-à-dire ñun ñi nga xam ñun ñooy parti nous sommes les premiers concernés ñoo war a nekk au devant
ñun ñoo war a wane yoon bi déclic la rek gars yi gis nga coow yëpp xeex bi yëpp benn déclic bu ndaw la ci benn fraction de seconde la bu ñuy sentir que ne ça part dans tous les sens xam nga c'est insoutenable déclic bi foofu la nekk te déclic boobu bu ñëwee rek ci ngay sentir pouvoir du peuple bi te mais loolu il faut que mu am ñu nangu takk seen fit avancer ci loolu déclic bi buy am rek c'est-à-dire waxuma la sax coow li jeex na mais Macky Sall il perd son pouvoir il perd son pouvoir en espérant que dinañu reculer gars yi nañu déglu le pro nañu gën a concentré wu ñi am les moyens jàppale ñi nekk Sénégal jarul di dajaloo di ko woote di ko def cible leen ay nit nga jox leen li nga leen di jox parce que gars yi dinañ ko soxla Sénégal dafa métti dafa tëgër dina leen motiver aussi yaa ngi dégg jouru xeex bi jarul def benn couleuru Pastef jarul def benn couleuru Pastef jarul sol t-shirt Pastef jarul sol casquette Pastef sol leen seen yére yi normal sol leen sa yére koo xamante nii niruwul sax kuy xeexi comme ci coronavirus lañ nekk nag masque kanam dafa xew maa ngeen masque seen kanam yi Sonko bu demee wuyu ji moom la neex bu ko neexul bu mu dem lu ko neex neex nañu bu ba demee wuyu ji bu ñu nee day wuyu ji mais tant que comme nee na wuyu jiwul te ñi naan bu dinañ ko dem jëli force nañ dem jëli ko force Sonko xam na nu muy gérer ni ñu ko jëli Sonko wax na Macky Sall jox na ko information ñun déglu nañ ko boo mën a ree jël di nga taxal sa deret loolu moom la ak Macky Sall moom la ak ñi koy jël si moom la ak ñu nekk ak moom yéen ñi nekk ak moom yéen a nekk seen quartier yi na Sonko gérer wàllam ku nekk gérer wàllam parce que nag projet bi dañ ko bokk ak Sonko moomu ko jarul gars yi jóge Mbuur naan ñu ngi dem fële de la ngeen war a taal Dakar wala ngeen war a yàq Dakar mi ngi Mbuur li ngeen war a yàq ko ñu Sonko mi ngi si seen quartier yi waaw te gis nga même université tous les étudiants sont avec Sonko mais il faut que mu am ay sous-marins yu nangu c'est-à-dire ñun université la ñoon xam nañ comment man ñi mooy xam nañ comment soulever les foules à l'université et je pense que les étudiants qui sont là-bas ils seront assez intelligents pour xam nañuy yëkkatee foule bi fii étudiants yëpp ils sont là Sénégalais ils sont là bés bu ñu sentiree déclic boobu noonu kenn ci àdduna mënu leen téye te je vous le dis muy police muy gendarmerie ils attendent que ça que rapport de force bu ñëw ñoom ñu mën a parce que ñoom on leur fait faire un sale boulot boo xam bëggatuñ ci dara c'est vrai que am na si ñoom ñoo xamante ni c'est des imbéciles c'est des zèles yoo xam ils n'ont rien compris mais la plupart de nos hommes de tenue là c'est des patriotes dañu bëgg Ousmane Sonko bëgg Sénégal mais dañu war a liggéey li ñu leen sant moom la ñuy def donte nag man gëm naa ne ci bëri duñ ko defee ñoom ni ñu bëggee ñu defee ko mais ñun aussi il faut ñu wane benn taxawaay boo xam ñoom daf leen di mën a permettre ñu mën a retirer wu bugguma laaj bu gudd gaa yi mais loolu rek laa bëggoon a wax surtout côté moyens yi ñun diaspora nañu ko yombal gaa yi ngeen ñëpp dugg leen seen page yi ngeen bind parti bi ne leen nañu jël xaalisu nemmeeku tur bi même patriote nekk Sénégal parce que diaspora bi rek cotisé wu ko ne parti bi xaalisu nemmeeku tur bi nañ bu ñu hésité utiliser ko ci lépp ñun dinañ ko cotiser waat 1 million de fois plus bu liy jeexee ñu cotiser leen 1 milliard lañ leen di cotiser wala 2 milliards ñu dem def ci lu leen neex nañu ci def lu leen neex ñi nga xam ñu ngi ci diaspora bi mënuñu dem xeexi nañu jël seeni alal bi ñu moomal seen bopp yónnee ko ku leen neex dem yónnee ko ku leen neex waaw loolu aussi dafa bokk ci participer ci xeex bi te bu leen déglu ces crétins là ces imbéciles là yi nekk fii naan fii nga toog di wax nii nga def di def waaw seen presse bi leen di duulal di leen fenal ci studio yi lañ toog di leen fenal ñun ñu toog fii nag di live di wax dëgg ñun loolu déranger wuñu yéen da ngeen di fay presse ñu toog ci studio yi di leen di duulal ñun ñu toog fii taal suñu connexion di wax Sénégalais yi dëgg
loolu ñun déranger wuñu waaw donc loolu ñun déranger wuñu donc yéen ñi nekk ci diaspora bu leen ci am benn problème bu leen ci am benn problème 1/10 mu patriote yi nekk Sénégal 1/10 mu patriote yi nekk Sénégal réglé nañ problème mu Macky Sall parce que Macky Sall amul nit ku nangu sonn ci moom amul nit ku nangu dee ndax Macky Sall amul ñoom ñii ñëpp di yuuxu ci télé yi di wax bu ñu déggoon tël daw ne rëll buñ ko déggoon seen koñ fi mu toll nii kenn nekkatul ci ñoom ci jàmm du ñu nelaw kenn nalawul ci ñoom kenn nalawul ci ñoom te ñenn ñi sax ñi policiers yi ñuy indi pour ñu protéger leen sax ñoo leen nar a jéppi sax jarul sax ñuy ñëw policiers yi seen bopp ñoo leen nar a defal bagage ndax jéppi leen te balaa ngeen di comprendre affaire ethnie yi ngeen di wax Macky Sall buñ ko bàyyi woon nag xalpulaar yi nekk Pastef rek xalpulaar patriote yi rek ñu régler seen problème ci ngeen di xam ne affaire bi du question de xeet du ci du dal boobu moom du ci dal xalpulaar yi nekk ci Pastef rek bu ñu leen bàyyi woon rek ñu mën a combat bi pour vous dire que affaire bi du affaire xeet du affaire joola du affaire tugloo du affaire dara man maa ngi nii séeréer la je suis prêt à tout pour Ousmane Sonko waaw da ngeen a jàkk rek di wut fu ngeen jàppandiku ñàkk jom bay bëgg a dee pare leen gars yi pare leen benn 10 minutes la 10 minutes ku nekk takk fitam rek 10 minutes rek pas de téléphone sur place comme ni ko waa ji waxee moo tax ma ne c'est important nit ñi toog ci seen quartier yi ñi war a nekk université toog université ñi war a toog UGB toog UGB ñi war a toog seen quartier yi soli nañu toog seen quartier yi ku ci nekk foofay sa terrain foofu ngay xeexe ba xam ndax Macky Sall mën naa jël policier bu ne mu envoyé ko Sénégal yépp envoyé ko ci université yi envoyé ko ci quartier yi envoyé ko ci biir quartier yi ba xam ndax mun na protéger mairie yeeg école yeeg infrastructure yeeg protéger Diamniadio protéger terrain bi protéger tous les yi may bañ a tudd yi nga xamante ne mun ngeen ko laal Macky ba xam fan lay jëlee effectif bu mu ko laalee bu ñu leen xëcc kër Sonko bu leen dem kër Sonko dina gérer situation bi foofu noonu bu ñu dajaloo foofu sinon ñi fay dajaloo aussi ñi dafa dëkk nañu mëne foofu noonu combat bi waaw parce que mun nga toll sa biir quartier di défendre Sonko ci lu ku toog ci kër Sonko sax munul mun nga toll Louga di ko def toll Diourbel di ko def te nag léegi may terminer benn affaire kilifa diine yi xëy na wax ngeen ci suuf de bonne foi mun naa jàpp ne wax ngeen ci suuf mais comme waxu leen ci kaw dimbale leen ñu rek ngir yàlla ngeen bàyyi ñu xeex ça fait 15 jours wax leen xëy na yéen a ngi wax kilifa diine yi mais comme waxu leen ci kaw bu coow lu jógee ci kaw bu kenn wax ci kaw ngir yàlla bàyyi leen ñu ko comme wax ngeen ak Macky Sall bu forcé ça veut dire que wax ngeen ko déggul bàyyi leen ñu depuis le début ñu ngi ñaan kilifa diine yi wax leen ci kaw ñenn ñi ils ont choisi ñu wax ci suuf mais je sais que ci loolu la gars yi nar a dem bu coow li jógee dinañu jouer ci fibre boobu noonu wootee képp kuy sama nii képp ku ma topp képp ku ma bëgg képp ku ma nii ci foofu la ñu jëm mais ndax ma ne li laay war a suul bu ngeen mën a wax fii ak mercredi balaa ñoo jóg wax leen patriote li ma leen demandé mooy bu ñu demee ba yegg foofu kenn waxul ba ñu bàyyi ñu ba ñu dugg ci dugal leen seeni écouteur ngeen xeex bi parce que ku ci nekk sa biir xol xam nga lu tax ngay xeex exactement Tafa Fall di mu ko waxee la il faut attaquer les zones stratégiques proches de chez vous nga xam yéen xam ngeen leen xam ngeen fi ngeen di jaar xam ngeen fi ngeen di làqatu xam ngeen fi ngeen di dugg te sorewul seen kër nit mën naa taal dëkk bi ñëw toog këram toog ci salon bi di seetaan télé
parce que boo nekkee sa koñ ci ngay mën a génn def benn action bu stratégique tàng ñëw toog mënuñu fa sax police yi bu ñëwee ngeen seetaan leen mënuñu samp policier fu ne koñ bu ne mënuñu fa samp police te ñun am nañ chance koñ bu ne ñu am fa ay patrouille am fa ay cellule génn dóor lu stratégique xam ngeen seen koñ yi xam ngeen mbedd yi xam ngeen bâtiment yi xam ngeen kër yu yàqu yi xam ngeen fan ngeen war a laal mu métti laal leen partout mu métti xeexu dof ngeen koy def nekkatul xeexu intellectuel de ay duma laal école duma laal fii duma laal fële fuy métti fu ne laal leen ko fépp foo xam bu ngeen fa laalee dina mobiliser pompiers yeeg policiers yi ñu ñëw di fa def laal leen ko retiré wu toog di leen seetaan waaw xeex bu salte ngeen koy xeex mag yi fu salte rek lay def donc xeex bu salte ngeen di xeex ak moom xeex bu salte parce que moom yu salte rek lay def parce que dara gënul salte li mu utiliser nii contre Ousmane Sonko donc xeex leen ak moom xeex bu salte xeex bu salte ngeen di xeex ak Macky Sall bu ci dara silvissé bu ci dara set xeex bu salte lépp lu ngeen mën a utiliser boo xam dina salte loo xam nit ñi yaakaarewuñ ko sax moom lu mu yaakaarewul sax c'est ce qu'il faut faire en fait li gars yi naan non c'est dangereux loolu ngeen di def ba ñu xam ne dof du nit parce que affaire bi lañ jël def ko un débat au Sénégal affaire yu ñàkk fay di def ko débat ñu ne bayal média bi ku nekk di fo ay Madiambal Diagne ces crétins là di fo yenn journalistes di fo da ngay ñëw fen nii quoi observateur Youssou Ndour ak média bi ñëw di foyee nit ñi quoi di xamb taal bi quoi bu taxee ñu ne léegi patriote la quoi ay député ay Mamour Diallo dem di taal këram quoi ay député di taal seeni kër quoi jàpp ay jigéen di leen toroxal Maïmouna Dièye elle est malade ñu dugal ko prison di ko toroxal jàpp leen dajal dànkaloo leen di xool di leen méttital di leen teg yu métti ñoo xam dañ doon dox bëccëg nga ñëw jàpp leen nga yóbbu leen prison di leen toroxal amul lu ñu deful ces femmes là yi ñu jàpp dañu leen toroxal j'ai même pas envie de le dire ici en fait lu Khadija Mahécor def nit Khadija Mahécor lan la mën a créer Sénégal à part yor laa meññam di wax dëgg ñu jël ko dugal ko prison di ko toroxal kon mën nga ma woo vas-y dañu leen jàpp di leen toroxal laa lay wax nii gis nga ces femmes là yi ñu jàpp en prison dañ leen di bàyyi ñii dañuy taxaw ñiy tëdd bu ñu pare ñoo teg leen ci ay conditions yu extraordinaires c'est le moment nag ñu fayu quoi c'est le moment ñu fayul Guy Marius Sagna quoi Guy Marius Sagna il a trop souffert pour nous jàmbaar Macky il nous donne l'occasion ñu fayu quoi parce que ñun ñëpp ay sénégalais ñun kenn ñaanul xeex kenn bëggul guerre kenn bëggul taal kenn bëggul fitna mais il nous donne l'occasion ñu fayul Guy Marius Sagna quoi il a trop souffert ce mec là au moment où on parle ñu ngi ko yóbbu ci affaire yu ñàkk fayda di ko toroxal muy sénégalais comme ñun quoi c'est le temps ñu fayu nit ñi Ousmane Sonko c'est-à-dire vous pouvez même pas imaginer ni ñu toroxalee Ousmane Sonko ba sa waay di xalaat ne day dem wuti 4 hectares yu mu béy pour dundal njabootam ñun ñii ñëpp ils nous font souffrir te yàlla teguñu ko ça fait 3 semaines ñii di jooy nga am lu la métti mu am lu nekk sa xol xamuloo lan la affaire bi mi ngi nekk sa xol di métti gars yi di insister toog télé di fen di la saaga affaire bi di gën a métti journaliste di ruube ngay demander man gars yi man ci lan laa nekk nii ñuy toroxal ay nit c'est le moment il faut que affaire boobu noonu il faut mu jeex mais il faut mu jeex
allo. ñu ngi lay ziar jàmbar di la bëgg bu baax. ay kon maa ngi lay ziar. allo. waaw di kontaan sa idée boobu nga joxe idée bi nga joxe Issa pertinent na te xaw ma foo xalaatee loolu. di ñaan ñëpp rek di ñaan ñëpp ñu xam naa dinañ si def vidéo te képp ku mën a def vidéo naka def vidéo te ñu génne xaalis boobu te dinañ defaat triple bi la ñuy defaat waxuma la double bi rek mais dinañ cotiser waat triple bi comme ne mee ko tour bi xam nga loolu di idée bu rafet di idée bu naaj boo xam ne defe naa ne ñëpp rafet lu naan ko beneen bi xam nga ko am sa 10 euros 20 euros. waxal ci kaw Akon sa connexion bi dafa xaw a des quoi. allo Issa. waaw. allo. waaw vas-y. allo Issa yaa may dégg. waaw baax na bii set na. waaw baax na ma ne idée bi nga joxe nice na xam nga idée bu rafet la que ñu jël xaalisu nemmeeku tuur bi bu ko gars yi dajale di xaar loo xam ne nii xamagoo ndax dina egsi wala du egsi parce que nemmeeku tuur bi sax déjà am na parce que ñëpp ñëw na nemmeeku si. nan jël alal jooju yëpp xam nga génn ko def ko loolu idée bu rafet la xaw ma noo def ba xalaat ko mais c'est une très bonne idée beneen bi may wax rek ni damay interpeller léegi xam naa mënul dugg. mu ne ma ne élèves yeeg yëpp parce que ni ñu def tey nan dem génn élèves yëpp suba ak ginnaaw suba yëpp bis bu dara yëngoo yaa ngi dégg loolu na ko élèves yi def parce que ñu jël benn xeer rek sànni ko ci ardoise wala ñu dem 2 personnes ñu génn Sénégal yëpp ci mbedd mi yaa ngi dégg autoroute à péage yi bu dara daw nan station yi bu ñu taal mais xoolal dañuy jël pompe bi ñoom ñooy taxaw ku ñëw ñu solal la plein yaa ngi dégg loolu lépp ay idée la. waaw pour école yi de école sénégalais yi de boo fa sànnee benn xeer tasaaroo na. benn xeer loolu la boo ko fa sànnee ci école yi tasaaroo na. maintenir loolu xoolal suba sax après kenn jàng. lay yàq après élèves yi mën nañ ko defal seen bopp loolu moom bu sañ ko teg même pas. waaw jaajëf kontaan Issa jërëjëf. waaw je vous rappelle juste que ñi nga xam ñooy ruube xam nañ leen ñiy ruube ak nguur gi muy ces gens corrompus là am nañ ay kër fu ne ci Sénégal waaw yenn bànqaasu nguur gi ñu ngi fu ne ci Sénégal suba def leen ay mission de repérage dem leen repérer partout def leen ay repérage ci seen alentours yi seen quartier yi seen koñ ngeen def ay repérage toog paleen ñuy dof dangeen xam ndax ñoom ñoo ñu gën a juddoo Sénégal gën ñu juddoo ci koñ yi gën ñu xam Sénégal wala gën ñu bëgg réew mi wala gën ñu sadik waaw ñu yëngal réew mi ba ñoom ñu xam ko après nag ñu teg ko ci yoon loolu rek a mën a tax dëkk bi dog yoon il faut Macky Sall xam ne su ma defee lii mën na ma ci fekk dëkk président dafa soxla loolu Nicolas Sarkozy ancien président bu France dañu ko tëj 3 ans dont 1 an ferme loolooy démocratie parce que dafa def la première chose à faire suba bu ñu ko laalee mooy déloger les écoles déloger école moom yomb na benn xeer boo nee plume ci benn école gars yi dégg mu ne teel ci kii bi booy yi da nga leen di may occasion sax ñu génn gis nga booy yi bu ñu génnee am na job boo xam ñoom dinañ ko defar seen bopp. ñaari patriote mën nañ yëngal mën nañ génnee école mën nañ génn xam nañ ni ñuy génnee école yi bu fekkee mën nañ teg nag policier bu nekk ci école bu nekk nañu ko jéem nañu ko def. c'est pour te dire que jarul muy sori stratégique ku ci nekk sa koñ sa alentour am nga loo mën a def loolu ngay def encore une fois je le répète jarul dajaloo di dem kër pro jarul dajaloo di dajaloo fenn patriote wala ngeen di dajaloo bu leen fi dajaloo te fenn cellule bu ne Sénégal parce que am na ay patriote fu ne waxtaan leen seeni biir parce que coono bii Macky Sall teg ñi dara jaru ko maa ngi gis ñu naan duma nalaw ak duma def lii c'est-à-dire yéen a koy faj kenn du ko faj ñun ñoo koy faj kenn du ko faj kenn du ko faj bu leen laal këru sénégalais bu leen laal magasin wu sénégalais bu leen laal cantine sénégalais man di laal taabalu di taal taalibe sax di taal taabalu sénégalais yi sax man ànduma ci parce que am na leneen luñ mën a taal franchement lépp loo xam daal alalu privé la benn lu Issa moom la muy oto muy lu ne garaawul quoi laal leen fii métti
bu dee waxtaan mënul ñàkk dem leen Telegram mais je pense que ay nit ñu dëkk ci benn koñ di waxtaan mën nañuy jëlee information bi ci internet bi di waxtaan seen biir gémmiñ ak nopp booboo gën a wóor te bu ñu leen yóbbu ngeen def lenn au contraire sax bu ngeen mënee def sax lu tax bu ngeen mënee sax aar sax li sénégalais yi moom man daal loolu laay bañ quoi ñu def loo xam ñu yàqal sénégalais ñu yàqal sénégalais waaw waaw université moom lu ngeen mën def leen ko waaw lu ngeen mën def leen ko bu leen xeet benn yàq amul pavillon amul quoi que ce soit waaw quoi que ce soit benn 10 minutes la rek gars yi benn 10 minutes bu yëngu 10 minutes rapport de force bi ngeen koy dégg ni yëpp benn balance la rek kaay buñ sentir leen def na nii rek dañuy wàcc coow li jeex waaw coow li jeex voilà gars yi foofu laa yemale live bi restez concentré mobilisez wu ci quartier yi ci koñ yi repérer leen seen quartier yi seen koñ yi programmer à l'avance cellule bu nekk bu defee benn action cellule bu nekk wala patriote fu nekk seen gox bu ñu fa defee benn action gis nga action yëpp boo ko dajalee gars yi mënuñu ko dékku mënuñu ko éliminer mënuñu ko dindi mënuñu ci def dara képp ku ngeen xàmmewul seen koñ mu ne fa di dof la menacer leen ko seen koñ yi yéen a ko moom bu ngeen fa gisee lu leen jaaxal xolal mbooloo ngeen organisez-vous dans les quartiers man pour man ay télégramme ak yii sax bu ngeen nekkee ci seen quartier yi xolal jarul télégramme waxtaan leen seen biir ngeen def li ngeen di def et puis coow li jeex quoi gars yi maa ngi ziar leen béggee ñu xaar communiqué peut-être parti bi forcément dinañ def benn communiqué dinañu gën a permettre ñu xam fu ñu teg suñu tànk mais nañu pare ne nañu taxaw temm xam ne Macky daf ñu woo ci xeex et que dañuy xeex pour suñu réew te Macky amul ñu ko xeexal pour réew mi dafa am ñu koy xeexal pour intérêt am ñu koy xeexal pour contrainte muy policiers militaires yeeg gendarmerie yi te contrainte boobu noonu bés bu sénégalais yi defee rapport de force bi ñoom duñu dal ci kaw sénégalais yi te bés bu affaire bi tàngee mënuñu ko maîtriser amul ak lu ñu am ay affaire mënuñu ko maîtriser boo gisee ñu ngay dóor ay lakk bi di nga dóor ay bal da ngay gis ñu ngi koy dóor da nga leen dul gis mënul cadrer Dakar bay cadrer tout le Sénégal mënu ko voilà bu leen ragal dara maa ngi leen di je laisse juste 5 minutes pour lire message yi après bon ma tëj live bi quoi. mais bu ngeen dajalewoo yéen seen quartier yi yéen ñi xamante bu ngeen dajalewoo mais amul benn infiltré bu leen mën a dugg di ngeen ko xàmmee voilà moo dal seen kaw ngeen dal ci kaw il faut que ñoom ñu ragal te il faut que ñoom ñu dégg ko xam ko. ñi pare pour infiltrer nit ñi organisez-vous dans vos quartiers vous connaissez entre amis entre copains entre patriotes entre sénégalais vous connaissez yéen ñi nekk seen koñ yi ku leen rax ku ne ngeen xam nu ngeen def ak moom mais ñun ñëpp bu ñu dajalewee dem place de nangam kenn xamul kenn ku ne mën na leen rax xeexee leen seen gox yi foofu ngeen maîtriser foofu ngeen mën a làqatoo foofu ngeen mën a dawee foofu ngeen xam fan ngeen war a laal mu métti foofu ngeen mën a dugg 3 minutes toj dëkk bi ñëw toog te kenn du yëg loolooy dëgg donc gars yi loolu la woon quoi maa ngi leen di ziar di leen bëggee quoi di leen jox rendez-vous demain incha allah ayca di masawu ñëpp nag parce que xam naa ne moom man xam naa patriote quoi guddi gi du neex du yomb mais restez fort yàlla moo fi ne Macky amul doole yàlla moo ko ëpp doole yaa ngi dégg am na ñu ëppoon doole Macky Sall def lu gën a garaaw li Macky Sall di def gars yi dañu wàccu ak ñoom. dañuy sóob nii rek kenn amu fi doole kenn amu fi doole bu leen këm gumloo ne gars yi ñoom ñoo leen mën kenn ñi fi daanu police lañu yoroon ñi nekkoon Côte d'Ivoire ñi nekkoon Tunisie ñi nekkoon yeneen dëkk yu gën a puissant Sénégal yor armée yu gën a puissant bu Sénégal dañu daanu loolu rek jàngat la Macky amul lu extraordinaire par rapport ak ñoo ko ëppoon armée ëpp ko xel ëpp ko fit gën ko yàgg ci pouvoir il faut que ngeen comprendre ko gars yi dañuy nappe rek
dañuy nappe rek gars yi ay ragal la dañuy nappe rek coolee bëri rek c'est di ay nit lañ rek ay nit lañ comme ñun ay nit lañ comme ñun dafa am lu ñu yaakaar rek ñun aussi ñu am lu ñu yaakaar te ñoom li ñu yaakaar du lu ñu maîtriser mais ñun lu ñu yaakaar ñun suñu biir gëm-gëm bi du ñu maîtriser lu ñu xam la Macky policiers yi mu yaakaar duñu am na fa xam bu ñu fa tollee dañ koy bàyyi parce que Macky c'est-à-dire il faut ñu comprendre loolu jarul ragal gars yi mun loolu rek laa andi après jarul ragal jarul tiit soo koy wax nii nag day doon lu banal mais jarul ragal jarul tiit gars yi ñoom ñoo leen gën a tiit parce que ñoom li ñu war a perte moo bari ñoom seen doom yi du ñu nalaw seen jabar du ñu nalaw gis nga laal bi ñu bëgg a laal ni Sonko kenn ci ñoom du nalaw ça veut dire que bu ñu defee effort bu ndaw rek xalal Macky ay ñoñam ñooy dem na ko arrêté li ngay def nii parce que ñun dañu bëgg suñu bakkan dañu bëgg suñu njaboot yi ñoom nag dëkkuñu ci beneen planète sénégalais yi dëkk feneen ñoom ak sénégalais yi ñoo dëkk te yoon la yàlla def donc fu ngeen laal mu métti laal leen fi war a métti na méttee foofu jaajëf maa ngi leen di ziar gars yi di leen bëggee. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.